sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rekk moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. di ko dalee Ndar Géej jëm Ndakaaru jël Jóob jàppa Kawlax ndangaan ma Ndakaaru jël Jóob dan fi am cagin dafa yambul ndakoon ma dem cagin ndax li ma fi def bari na ndax ma limal leen ngañ ma limal leen sa njàmbur mi ñuy soow kooku maa ko siif Biram Sàmb bar ñi géej maa ko nax daan Papa Kan sa caaroy kooku maa ko siif liet naa ba Robert Diouf maa ko nax daan sa njàmbur mi ñuy soow kooku ñeenti yoon géwél bul ko min galan géwél ñun duñu ko min bëre cëm bur yàllaay maye géwél su la yàlla maye cëm laaj na la neex place publique Ababacar Sadikh Mbaye Gueye nga xam ne commune Diamaguène Sicap Mbao ñoo ko tuddee le 1er avril bii 2021 kon bërëb bii ñu taxaw moom lañ ko tuddee ci dundam jagleel ko moom Mbaye Gueye Ababacar mi nga xam ne moo ñu dëddu gannaaw loolu nag démb nga xam ne ci bés bi nga xam ne ci la wàcce liggéey ca Touba moom la ñuy dem nag xooli naka la ko njabootu maam borom Touba teeroo ak naka lañ ko jébbalee boromam dañuy dem ba Touba.
di ko seeti ba ni mu feebaree nii waaye sant yàlla suñu borom rek ne yàlla bu la joxee buy jël ak bu lay jox yëpp benn lay doon donc sant yàlla suñu borom bu mu ko jëlee si bisimilah alhamdulilah rabbi alamin ne jox nañu ko si bisimilah rahmaani rahim bu ñëpp ñu bëgg si moom kontaan si moom gis fu ñu teg si yoon yi ñu teg wax dëgg yàlla amuñu lenn lu ñu def lu dul di ko ñaanal rek yàlla xare ko àjjana yi gën a kawe si àjjana yi te jégal koy bàkkaaram àddina ak àllaaxira te fu mu jëm yàlla na fi yàlla jublu si kattan si royukaay dem jóge na fi monument jóge na fi donc monument moo jóge tey Sénégal ci axtu làmb bu ñu amee respect nag xale yu ndaw yi nañ ko jël continuer ko si ñoom te xam ne kii dafa liggéeyal Sénégal liggéeyal génération yi si topp ba tey génération bi du mujjee ñëw kon tey jii lu ñu war a def lu sant yàlla suñu borom rek lu dul jéem a roy si moom te xam ne ku baax rek moo fi jógee te ku baax ku ne doo def lu dul roy lu gën ci moom rek nga jël yóbbu. jërëjëf mbokk yi ginnaaw biñ leen jaalee ki nga xam ne moom la ñu bokk ñun ñëpp muy Mbaye Guèye di ko jaal Sénégal gépp di ko jaal la République di ko jaal le président Macky Sall. baam tout daal jullit la woon jullit ak xan te li mu daan bëri yëpp tey waroon na am ay immeuble mais joxe moo tax amul ay immeuble ngenteel na ay nit takkal na nit ay jabar wutal na nit ay place xettal na ñu bëree bëri même avant muy gaañu nee na ma 1 milliard su ma ko yoroon aussi nii laa koy continuer di ko joxe du ma denc dara pour ëllëg lu ma am dama koy bokk nit ñi jox leen ko. Mbaye Guèye mooy sunu mag di koo xam ne dañu ko fekk ay magam di maam góor gi ak Paga ñoom Mbaye Cissé ak Papa Kane ñun ñu nekk seen rakk rek parce que ñun Fass la ñu manqué woon mooy rakk topp mag topp nijaay topp baay ñun ci tànk yooyu la ñu jaar waaye ba ma yegsee ca foofa itam la ma fa fekk mooy Mbaye Guèye wax dëgg yàlla mu boole ñun ñëpp nag bëgg di suñu kilifa man nag mu xaw ma caa ber ndax ma caa defoon loo xamante ne bile demoon naa ba sax mbir mi neexatuma parce que man football laa gënoon a bëgg waaye dafa gis ci man xëy na bëre mu topp ma def ci man loo xamante ne bile man naa ne ginnaaw yàlla yoon tubéeg sëñ Tuubaa suñu nee mbiite rek Mbaye Guèye la loolu de lépp mën naa koo seede ci moom li ma la wax nag ne Mbaye Guèye sportif mënu koo fay surtout mbër parce que lépp loo xamante ne bile yéene na ko mbër yéenewu ko boppam li muy sonn ci mbër ak li muy def ci mbër gisaguma daal mbër moo xamante ne bile toppee na ko ay dongoom. ginnaaw yonent bee dem xam ngeen ne fii kenn du fi des ku matal nag dem mais matal ba pare mu ñaaw ca ginnaaw loolu rek la nit war a ragal Mbaye nag gàcce ngalaama bi may xam Mbaye Guèye en 1967 66 67 boobu gën naa fi nekk xale mais yàlla daf ma teel a may tur Ipo Ndongo Guèye di rakku Mbaye Guèye yàlla boole maag moom mu nekk suma xarit moom moo ma yóbbu ca kër ga boobu Mbaye Guèye sax bëreewul ak Robert 67 68 Mbaye Guèye presque ci la Lukoko def lu rëy ci làmb dajeeg ñoom Biram Samb Barñi daan leen dajeeg ñoom Baye Demba War daan leen li gën a marqué li gën a lancé Mbaye Guèye ci mbapat la lancé woo ndax en 67 dafa amoon ay mbapat ci Ndakaaru gox boo dem rek mbapat a nga fa Mbaye Guèye nag bu guddee day ànd ak Mbaye Cissé Papa Kane ak man mii ñu dem almenku bëre ji mais bu ñu demee Mbaye Guèye du am défaite day daan ñëpp. Sénégal delloo na njukkal Mbaye Guèye le Tigre de Fass nekk suñu xalifa ndax ku nekk xam na ne def na carrière bu yaatu carrière bu gudd tax sax nit ñi bëgg làmb. La révolution de la lutte a commencé par Mbaye Guèye Tigre de Fass les sponsors
plein de choses yoo xam ne tey jii xew na ci làmb yàlla ci moom la ko dogale mu ñëw yàlla tamit dékkoon ko mu nekk mbëru ndakaaru gépp ku yëngatu rek Mbaye Gueye nga naan yëngatoon ndeysaan mu teel a dugg ci làmb nag très jeune ku leen waxoon ne Mbaye Gueye bi mu bëreeg Robert 21 ans la am doo ko mën a comprendre jeune bu mel noonu naka la mënoon ñëw fekk fi ñoom Mohamed Ndiaye Robert Diouf ak génération yu mag yooyu ànd ak ñoom ci carrière ba bàyyandoo ñoom carrière donc ñun ñii famille am xamuñu suñu baay walaay azim man de mënuma sama baay bu dul ci photo xaw ma ko ñun moom la ñu xam. mbapat nag bi muy bëree mbapat la ñu xamante boobu ñii muy àndal ñii ñëpp kenn ma si fekkee fu muy bëree mbapat boobu demagul armée ay 65 66 67 waaw kii ko jëkk idolam mooy papay Sadio Ndiaye bii simb moom Mbaye Gueye moo nekkoon suxam bu masaana daan Mbaye Gueye moo koy tungóob mu jóge fi dem ci Fallaye Balde Fallaye complété ko mu jóge fi ñëw si Boy Naar Fall professeur am boobu ba léegi masuñu tàggoo buy bëre amul benn mbëru paas buy fekkee fu muy ngemboo ku dul man maay fekkee fu muy ngemboo gàllaajam yi man la ko doon jox man daal man yàlla moo ñu booloon man la wóolu li ma ko xamul amul benn nit boo xam ni xamal na ko même ñi mu bokkal ndey ak baay ñi. wóolu gi ma wóolu te booba samay tànk dafa gudd mënu maa toog jabe la bu jot boole nii rek ñu naan bii ñu naan bii golo ak bii golo waaye Mbaye Gueye def fu ma ne cëpp rek mu ne ma ñëw teg ma ci wetam kon ku bëgg a jub àndal ak ku jub ku bëgg a am jom àndal ak ku am jom kon Mbaye Gueye moo ma wan loolee dafa ne ma foo toll xamal ne bànneemaal yëpp nga lay gis te booba xaw ma ko kii mënu ma koo fay. Mbaye Gueye dem Mbapatu Roos ca Colobane toj ko léegi nag àjjuma la samedi ñu war a dem Karawen Saray mu ñëw tënk mu Samborori ñu naan ko noo yow kii da nga dofan kii du sa morom ah bul bëreeg moom nangam nangam mu ne dinaa bëre ak moom ah ñu nangu combat bi Mbaye Gueye daan ko jël boo xam ne raw na bi mu Samborori daan gaay ñu ne kii mooy kan foofu la Mbaye Gueye ñëwee nag daje ak ñoom Yaku Sarr daje ak ñoom Alioune Fall daje ay Sengi Gu Diouf ba ni ko yàlla joxe Sanjambur. sëñ Moussa Abdou Khadir taxaw ko démb ak xalifa sëñ Abdou Khadir di sëñ Cheikh ki ko jullee kan la ñu ne sëñ Falloum sëñ Abdou Khadir xel yi mën nañu dal ndax foofu référence da boo xam ne xel dal la ñoom la wóolu nag doyloo leen dénk leen seen bopp ñoo ngi nekk teeru bi ñu ko teeru ak teral bi ñu ko teral ne ñu ngi ko teragalee vraiment man dafa kawe sama njot dama am kontaan trop wax dëgg yàlla loolu nag je pense que ne foog nga nekk Mbaye Gueye pour am ko wax dëgg yàlla daal dañ koy ñaan rek sëñ Tuubaa mi nga xamante ne mooy wasilaam na ko jël teg ko ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñëpp soxla donc Mbaye Gueye Tigre de Fass lépp lu mu def ci àddina yàlla na ko rëccu àjjana tey jii firdaws yàlla na doon këram yàlla daal na xare àjjana Mbaye Gueye Tigre de Fass. combat ak Double Less risque la woon parce que ñëpp de 40 kilos la ko ëppee 40 kilos la ko ëppee te booba dañoo médiatiser combat bi ni doomu Casamance ak doomu Dakar ñooy bëri léegi sëriñu Casamance yëpp ànd seeg moom mais teewul kenn ma su ko jàpp ci sëriñ kenn ma benn yoon lañ ko mas a jàpp sëriñ muy bëreem ak Robert bi ko Robert jël revanche am 39 degré température bi 39 la te xam nga 37 moo baax mais El Hadj Bassirou Diagne ni ko doo mën a bëree quoi mu ni ko non ni nga sonne ak li nga dépensé dinaa bëri ji waaw docteur bi ni dégage na mu ni man damay bëri ji mu dem bëri ji daan ko mooy combat bu ñu naan du ko tiq ak yooyu mais kenn tiq ko daf ko daan. boobu xale laa bu ndaw seetaan lamb ji ca sénégalaise combat bi mitti loolu dama ko jooyee ba sama waa kër bi ma ñëwee dañ ma ne danoo am ay rab ñu ne ñun de xamuñ ci mitti ay rab ndax booba sama xol bi tàng na Mbaye Gueye ma xam ne moo ko man fop te fu mu toll rek ak njàmbaaram poussé ko sa njàmbur di ko dóor yaakaar naa ne combat boobee wallaay ba lamb ci desee dimanche ba ci topp Alaaji Maada Seck ci boppam moo ne tuusal leen le Tigre de Fass keroog la Tigre de Fass ma topp ci ginnaawam rek xam nga mbër day dabe
ma ne ba ñu boolee maag Sa Njàmbur booy bambara di wax ma ne ko gara mu ne ma ne ko maa la féete ndaw ndax bu ma fàttali ko sa combat Mbaye Guèye mu ne ma ne ko sama yaram daw waaye du ma la gaañ dama lay daan rek dem booba maa leen man nag ndax booba maa leen féete ndaw waaye Mbaye Guèye daal ànd ak moom di ragal ànd ak moom di ñàkk jom ànd ak moom di ñàkk fulla amut. en 68 ca arène sénégalaise Sa Njàmbur boobu wex na ndax buuse la woon loxo yi xam nga booy gor rek say loxo day dëgër ñu ne pire rek mu dominer Mbaye Guèye ci xeex toj arcade bi deret di bari sang Mbaye Guèye bu doon tey jii Sa Njàmbur la ñuy jox victoire ñu atte Mbaye Guèye na moom day bëri ji Alaaji Bassirou Diagne yàlla na ko yàlla yërëm wàcc góor gi Jibi Diop Baye Makhari Thiam ñoom ñëpp ñu wàcc ne ko Mbaye mënatoo bëri mu ne moom day bëri góor gi di Samb moo fa doon ardo boobu ay pikiir rey sa yaram sax amul pikiir yu gudd lañu yor rek jam la ko. mais mbër yi ay 300000 lañ doon pay mais rakam bii di wax professeur Malick Guèye moom xam nga dafa jàng mais mu ni ranger tribune di Iba Mar Diop mais 1000 places yi kenn ku ne bu fayee 1000 ñaata la ak beneen rangée yu 12 rangées moom moo indi Mbaye Guèye laaj million ñu naan dafa dof bi mu laaj kay laaj million dañu ne kii dafa def en 73 waaw 73 ñoo ko ñëw tëgg ko boog Robert oui Demba Diop keroog Dakar ñëpp tiit parce que li ñu gisoon keroog mas ñoo gis ay fasu gendarme lu mat 200 fasu gendarme yi génn 10 heures du matin la ñuy romb ñëpp dañu foogoon sax dafa am guerre Dakar ñëpp wuti Demba Diop di xaar Mbaye Guèye mais avant 3 heures la mujj fees na del stade Demba Diop temps yi mbër yi mënuñu ko feesal Mbaye Guèye gars yi dañ daan toog ci pilen yi dara daan fees ba pilen yi kenn voilà lépp ñu ñaw Mbaye Guèye dem ci géew bi dafa ñëw rek changé fem xeexloo Sa Njàmbur muy xeex mu ne ko coppet dëj ko bët set yamar bu soleil daal ne un tigre est né à Fass daal di koy titre donc tigre de Fass boobu foofu la jóge Mbaye Guèye di dem nag yàlla di ko jox ay ndam mu dajeeg Ousmane Ngom xamoon nga ne Ousmane Ngom mbër la moo xam ne mbër waada la jóge fa dajeeg Samba Diaw jóge fa dajeeg Madiaw Ndiaye loolu yëpp eggagul 69 ba mu leen daanee nag booba Robert kenn du moom. Mbaye Guèye xam nga Robert moo doon bërëb moom si boppam Robert moo doon bërëb mais Mbaye Guèye dem bi muy bëree mbapat gis ni def benn remarque buy bëreeg séeréer il faut Robert am lu mu làkkante kooku te moom du ko dégg waaw te mooy arbitré muy làkk ay séeréer ak yooyu ñuy dem nag ba Mbaye Guèye nag dem armée ba ñëw dugg arène comme combat yi yaaw jàll di bëre dafa ñëw daan rek commencé dëkk Robert ñu naan xale bi dafa réew waaye kii dafa dëpp jox leen ko diw waaw amul mbokk dafa réew jox leen ko diw dina ko duma dina ko daan ñu jox ko diw Mbaye Guèye daan ko ñëw dëkkaat Robert ñu daan kii daal jaaxal nañu léegi jox leen ko boobu Robert buy bëre ñaari mbër lay àndal Arona Mané ak Jean Mama Mbaye Guèye daan Arona Mané daan Jean Mama continuer bu rek premier grand combat am Papa Kane bu Thiaroye ñu bëre match nul ñu bëre at Mbaye Guèye daan ko ñu indi Ousmane Ngom Mbaye Guèye daan ko ñu indi Souleymane Diaw Mbaye Guèye daan ko waaw Mbaye Guèye daan ko Yakou Sarr bëreeg Robert ba ñu ne Yaakoo ngi naaw ñu jox ko Mbaye Guèye amul 5 minutes Mbaye Guèye daan ko daan Boy Pambal bëreeg Sa Njàmbur daan Sa Njàmbur. bu dee succès moo la ko ëpp bu dee bëre moo la ko ëpp bu dee doole moo la ko ëpp am ginnaaw goo xam ne Ndakaaru ñëpp a topp Robert jigéen mag góor ndaw Mbaye Guèye ñëw rek Robert di bàkku mu tëb ca kaw rek dugg ci biir arène sénégalaise rek tàllal loxo Robert mag ñëpp dar seen gémmiñ ne kii day xaru kii xale bi réew na de guddi gi rek góor gi Jibi Diop góor gi Makhari Thiam
boot seeni loxo ñëw fekk maire Satou Ndiaye yaayu Mbaye Gueye ci biir ana Satou mu ne maa ngi nii ñu ne ko sa doom day xaru Robert Diouf du moromam na ko bàyyi parce que ñoom ñëpp Ablaye Naaro góor gi ñoom ñëpp Robert lañu support xam nga li lay yaay tontu Mbaye de góor la ku mu ñemee rek bàyyi leen ko mu bëreeg moom. di dema dem di daan ba daan ñi daanoon Robert daan Samba Diaw daan Ousmane Ngom ñëwaat nag dëkk Robert d'accord nag keroog Dakar ñëpp kontaan si dëkkante bi rek ndax Robert d'accord na tey quoi li mu doon bañ 5 ans tey d'accord na ko ñu bëri leen Mbaye Gueye daan ko. Alaaji Bassirou Diagne xam nga du bàyyi mu sedd ñëw daal ne mais comment Mbaye Gueye yow da nga soxla Robert mu ne ko boo la ma ko joxee suba ma bëreeg moom dëgg la ci yow mu ne ko waaw ñu jox ko avance bi 300 000 la jëkk a bëreeg Robert waaw boobu million amul ngoro fi ne ak drapeau rek waaw 2 février 69 9 février ci lañ décoré Mbaye Gueye Robert arène sénégalaise photo bi maa nekk ci digg bi ñu dem mag ñi wax bàyyil kii mu dem dóor Robert mu daan muy lu bett ñëpp mais keroog boobu j'avais à peu près 15 ans c'est en 68 comme ça j'avais 15 ans mais Mbaye Gueye maa ko teg sama mbagg fii jële ko stade ba Fass maa ko tungóob man Ipo Ngari yéegal laa ko wax waaw stade Iba Mar ba kër ga Fass ñuy dox ndànk ñu naan Mbaye Gueye kele à molette Mbaye Gueye kele à molette xam nga kele à molette parce que bu la dugalee loxo bi rek ñu tudde ko kele à molette ba mu yàgg mooy sol mi ba mu yàgg ñu bàyyi loolu am ay xaritam yu koy woowee satanique waaw boobu xamoon na am na benn roman satanique da daan jamaate di def ay kii di la gaañ ñu ne kii daal satanique la quoi Mbaye Gueye bañ tur boobu waaw ñu ne Mbaye gabardine ndax da daan génn rek di bëre yëre yu mu yor xotteeku ñu koy xottil tissu yoo xam ne mook baasee yem ñu naan ko Mbaye gabardine ba mu yàgg mu weddi loolu Tigre de Fass bi ñëw rek samp bon Mbaye Gueye il n'a jamais dépassé les 85 kilos moom la amoon su ma ko nee mais mbër yow li nga ma ëppee bariwul de mu ne waaye yow loolu amul solo góor daal bu amee 85 kilos borom 120 kilos mënu ci loolu la sukkandikoo dajeeg Robert ñetti yoon ba Double Less ñëw nag bi Double Less ñëwee Cissé sëriñ la woon dëkk kër Mbaye Gueye mais Double Less di ñëw si Cissé boobu gudd na ku ko gis rek ne kii mbër la quoi te bëriwul xamul sax luy làmb ñu nekkandoo kër Mbaye Gueye fanaan nañu ay yoon ci kër ga waaw néegu ndongo boobu ñoom ay Tafa Gueye yëpp nii lañ toll mu nekk fa ba du jaañ du trois cocotier gis ko maam góor gi Mbaye Gueye Pape Touré ñëpp benn groupe bi loon mais bi Mbaye Gueye teelee pour am succès nag mbër yi manko ni kii daal ku buurul ak moom doo am xaalis dañ daan football yi monument booy bambara Mbaye Gueye maam góor gi boobu nag succès mbër day iñaan tey génération bii nii bu fekkoon ay mbër waada lañu Ama Baldé ñoom ñëpp dañuy bëri seen biir même Double Less kër Mbaye Gueye la dëggoon mais loolu la ko Doudou Diagne wax Doudou Diagne borom trois cocotier moo ko yóbboon jarabut muy box mu ni ko gis nga Mbaye Gueye sa xarit la ak yooyu mais boo ko dëkkul doo am xaalis mais ne ko yow da nga ñàkk fayda yaa ngi topp Mbaye Gueye ñii yaa leen sut yaa leen ëpp te war nga am dara boobu Double Less dañ ko jël comme gardien trois cocotier
borom 3 cocotiers nag mu ko jël ne ko léegi dama bëgg nga bëri mu ne ko fu may jaar ci lañ ko joxe Doudou Bakassar arène sénégalaise Double Less dominé ko mais taxul mu daan ko aha mu ñëw nag toujours mi ngi collé Mbaye Guèye bu ñuy dem géej dañuy ànd mais bu ñu demee day wax maam góor gi maam góor lay doon wax jàngal ma léewtoo moo ko jàngal léewtoo Abu Diallo du woon mbër du woon dara mais moo jëkka daan Double Less dañ ko daan nii comme ça mu dem nag au fur et à mesure ba yeewu léegi nag di utiliser doolam di jàpp ngemb di la xëcc combat ba ak Mbaye Guèye lu bett Mbaye Guèye te xam nga lu la bett mën na seen premier combat bett na Mbaye Guèye bett boo xam ne yéenay bokk kii sa kër la ne ah sa yaayam la ah ñoom Tafa ay rakkam lañu ah mu nekk fa xëy rek laaj Mbaye Guèye quoi tol nu ko neex rek dóor dënd bi tàllal ko loxo niñ ko commentaire waxoon nañ ko maag Boy Lamb dañ ko ne woon kii de dina mës a bëre ak yow mu ne non kii du bëgg ma ne ko dina la laaj non xam nga mbër day fiir da ngay gis comportement yi rek ku daan ñëw toujours ñëwatul wala buy ñëw léegi balaa moo ñëw mu lëndëm ah nuyoom ba mu ni mu daan nuyootu ko ah ñu boole ko Mbaye Guèye combat bi bett Mbaye Guèye Boy Lamb ne ko bu ko jël ma ne ko du bu ko jël mu ne ma du ma ko jël ba mu yàgg rek xam nga xaalis ak lamb ak kii moo la mën yaa ko mën te Double Less tële woon bëree lu bari mais mënin la am. te Double Less benn prise la am mais mënu si daan Mbaye Guèye parce que Mbaye Guèye daan nañu dem géej mu koy daan ay 10-0 10-1 parce que Less dafay jàpp sa géñ sa ngemb boo bañee dafa lay daan parce que di nga ñëw par force léegi nag bu téyee Mbaye Guèye rek Mbaye Guèye day avancé ñaari pas ba seen biir yi du tegoo nga xam ne waa ji dootul am tirage moo tax même bu ma koy daan dafa jékki-jékki rek yëkkati dóor suuf damay xëcc ko mu ni ko kot. Mbaye Guèye xam ne kii moo ko dàq bëri mais bàyyiwul xel ci mënuñu waaj ñu boole leen bon Double Less gis nga ni mu ko def keroog ñaari ngemb yi la xëcc jongale ko daan ko Mbaye Guèye ñëw di jooy ba bët set dafa amoon jom nag boo ko daanee du reer mais bu daanee ñëppay reer léegi Mbaye Guèye conservé naqar boobu di jooy guddi gi yëpp yaayam am lu ko metti dem wooyu Boy Naar Fall Boy Naar ñëw salaamaaleykum Mbaye ngi si salle bi mu ne ko c'est pas la peine déwén nga daan ko waaw Mbaye sigi mu ne ko léegi xam nga nooy def yokkal sa doole ba méngoog moom kii yaa ko dàq bëri Mbaye Guèye ne Ippo nu may def ma ne ko entraîné yokk sa bopp mu ne ma Boy Lamb rek laa fi mën a jàpp entraîné ak moom. ñu bëri at keroog bi ko Double Less daane sa ëllëg sa dafa journaliste yi ñëw mun leen je l'aurai en français la ko wax je l'aurai la prochaine fois boobu na commencé préparer combat bi waaw mais kooku dafa leer nañ la jël bu leer la même Double Less bi mu nekk nii mi ngi feebar mais boo demoon laaj ko ni ko yàgg Mbaye Guèye combat bu mujj bi verdict bi la ñuy wax danaan la Mbaye Guèye daan na ma parce que moom ñëw dafa paas yëkkati loxo Mbaye Guèye ci kaw nii man maa yëkkati Mbaye Guèye ci kaw Double Less. Mbaye Guèye Boy Naar na ko boo ko bëggee daan indil bëre bu njëkk ba seen premier combat fexeel ba loxo Double Less tàlli nga jaar ci wet bi boo jaaree ci wet gi rek tuur ko Mbaye Guèye ñëw répété ko à la lettre na xaas dafa na xaas Double Less sànni càmmoñ bi mu jaar ca wet ga bi mu koy tuur arbitre bi di dox seen diggante Boy Lamb daw ñëw teggi Mbaye Guèye ci kaw Double Less. Less jiital wet bi man maa teggi Mbaye Guèye ci kawam. moo tax boo déggee ñu naan verdict ba la ñuy xaar ba tey muy jël bu leer mais boobu temps seul contre tous moo xew Ndakaaru ñëpp
contre Mbaye Gueye Boy Bambara añee na kër Mbaye Gueye ba ngoon ñu dem arène sénégalaise rek Mbaye Gueye di tuus rek mu ñëw tàllal ko loxo waaw Mbaye Gueye dóor ko fekk raay baan la soloon verre yi naaw xam nga loolu day yokk tension mag ñi daan na combat bi day taxaw ñu ne Mbaye Gueye ak Boy Bambara ñu ñëw Boy Bambara daan Mbaye Gueye par 4 appuis moo tax 4 appuis yàgg na ci làmb Mbaye Gueye raam ñu ne ko daanu nga paa yi duñ la may chance parce que yaay porte drapeau bi daanu nga ñu boole waat leen ku ne sëriñ amul dama naan la c'est pas vrai dama fekk jaroore Mbaye Gueye ak ay sëriñam. waaw tuus mi ak soow mi nag kooku ñu ngi ngor la ki ko daan jox ngor la li daan jóge sunu benn papa bu ñu daan Idi Samb moo daan faj mbër bi ku gaañu baat pharmacie la yoroon moom moo ko daan indi alors dafa amoon nag xabtal ak yëpp ci biir waaw déedéet du soow kese parce que li mu siy jëkk laal tànku ndeyjoor bi la koy def si juróomi baaraam yi defaat ko si juróomi baaraamu tànk yi ñu doog ko sotti mais dootul mun a téye boppam loolu taxaw mu engagé la même boo yoroon fetal mu ñëw sa kaw. Mbaye Gueye Boy Bambara dañoo amoon sëriñ bi ñuy wax Kéba yàlla na ko yàlla yërëm jóge fële ca àll ba papaam moo daan ngeen mu Mbaye Gueye mais xale bi daal yàllaa ko may ñu indi ko kër Mbaye Gueye mu ne fi sëriñ ñu Double Less bu dëkkoon Cissé ñuy dem di dem ba combat bi taxaw na de ñuy dem ba 4 heures déjà astafurlah avant ñuy añ Kéba ne ana Mbaye na ko maa ngi nii mu ne mun nga tekki sa ngem de waa ji bi du ñëw. loolu moo ko indi loolu ay mankaane la quoi man dañ daan dox si biir géew bi sax muy bëri mu naan ma maa ngi lakk nga xool sër bi mu mel ni eau de javel lañ ci sotti couleur bi changé complètement côté bi yëpp changé lépp mankaane parce que dafa amoon nag ay soose yu koy ngemb Bala Balde champion moo fi mënoon à part Fallaye moo fi mënoon Fallaye aussi am na yu mu ko bàyyeel parce que Fallaye nee na dama ko ni waa père ban mbër moo lay dimbale si mbër yi mu ni nii baaraam bi ma ne ko loolu lan la mu ni moom Mbaye Gueye moom mooy jox xaalis moom mooy décoré ba pare day wax ni man maay professeur am waaw mu ne ko waaw loolu rafet na moom loolu lu jaadu la quoi. du ñëw yaayam a ngi koy dégg de sant Ndiaye waa ji di ñëw mu ne ko du ñëw yi de tey kay moom xanaa beneen yoon rek fi ñuy añee ba pare rek Bassirou Diagne am ku mu yónni ne ko combat bi dañ koy reporté Mbaye Gueye ne loolu su ma yoon nekku ci ñu ne ko Boy Bambara dafa feebar dem na ba 45 degré ñu yenu noonu Boy Bambara yóbbu hôpital kon sëriñ boobu xamoon na dara sëriñ amoon na man boog li ma fekk mu ne bàyyil su ma ko deful nii bu ñëwee da lay daanaat sëñ bi moo ne bu deful noonu Boy Bambara day daanaan Mbaye Gueye te kon Mbaye Gueye day fay man ndongo fu ne dem nañ fa armeer yeeg lu ne gas nañ ko suul jour boobu ñu gas kàmb gu rëy ci biir kër gi teg ci àll ba xànjar yi di upp rek lu ñu gën a upp Boy Bambara gën a am salaire ba 5 heures Mbaye Gueye moom dafa kii ordonné ngem bu dem làmb ja xam na ne Boy Bambara du ñëw xam nga lu mu fa doon wut yoonal kaseem waa kay moom noonu la daan def ñëw ñu naan ko waa ji waxo mu ne sama xaalis ñu fay ko dafa amoon fulla nag Moussa Diame kër Mbaye Gueye la daan ñëw yaay sama yaay Satu Njaay ana añ ba xëy rek ne Mbaye Gueye mango Mbaye Gueye na ko acca fekk Mbaye Gueye mi ngi jóge ci defet ñu boole leen Mbaye Gueye duma ko daan ko ñu tamaat ko nag parce que waaj da ko ëppee lu bari Mbaye Gueye da ko gale jaane keroog mbay bu ñuy wax ci moom du jeex waaw déjà
ki dem nii rek manqué na ma moo ma gën a manqué ci Fass parce que maag moom la woon seen yaay xale yu dugg néegu góor mu jox ma Tafa Gueye Moustapha Ndiaye Mamadou woon Aïssata ñoom ñëpp maa leen yore woon ba ñu màgg ci lël boobu boo amul salbe njulli te Ipo dafa safoon xorom ah loolu bokk na ci li nga xam ne marqué na ma quoi mais li ma gën a marqué aussi mooy mbëruk Tafa dañ ko teeloon a gis maag booy làmb xale bi mbër lay doona ñu naan yow da nga dof man leen kii mooy doon champion bi wax ko ñu bari quoi am na ñoo xam ba léegi boo leen kii ñu wax ne Ipo waxoon na ma mais li ma gën a marqué mooy Mbaye Gueye bi mu demee ba jeexal takk mu arrêté bëri bi mu ne day jubilé ba pare dellu siwaat laaj Aline Fall laaj Souleymane Diaw jóge fa nag laaj Mohamed Ali ko ëpp doole gën ko jeune moroomu Tafa Gueye la ñoo war a bëre Mohamed Ali daan ko nag affaire bi metti na ma trop keroog parce que bi ñuy ngemb parcelle dama song Mbaye Gueye tarax mu oyof quoi ma ne ko mais Tigre fii dara nekku fi mu ne léegi nag ma ne ko léegi waaj dafa diis da ngay diw say tànk mu bañ du def yooyu mu ne ma non ma ne ko diwal say tànk parce que bu ko keppee dootoo rëcc mu dem waaji daan ko ñu jubal kër Malick ma am tempête Mbaye Gueye di wax ma ne ko dimbale ma ngir yàlla waaw mu ne non léegi affaire bi jot na ma ne ko lan moo jot mu ne ma léegi sabadoor bi wool ma Tafa bu fekkee li muy wax dëgg la ci moom sabadoor baa ngi nii. mooy suñu mag mooy suñu baay te moo ñu tette nag te moo ñu dundal nag moo ñu sàng moo ñu wodd bañ toll fii donc du may dégg sax dañu naan Moustapha Gueye li mu def dafa ma dara lu ma def mënut a feeñ ndax xëy na bu toogoon sama kaw du ma jóg ba pare en plus ma jël métier am jël ma sama métier baay te métier baay da ngeen liñ ci wax boo jàngee métier moo ko jàkkal sa demal def sa métier baay day bokk man sama baay xaw ma métier am donc moom ma gisee ma ñëwee ci làmb dafa summi lépp solol ma sacrifié boppam booy xool Mbaye Gueye bi mu carrière bi muy génn man commencé naa ba pare def benn combat ba commencé daan moom mu jëm mag ci la rocceeku nag jël yëpp jox ma ba pare nag bàyyiwuma ba ni may demee dernier combat de ma vie musuma am combat te mu ngi ci te mënatu ko woon sax gaa kenn mënul nettali lépp xëy na histoire dina def ñu mën a toog am ci lu yaatu nettali kan mooy Mbaye Gueye ñun sax mënuñu xam Mbaye Gueye ñun ñi nga xamante ne ñoo bokk moom ndey ak baay dañ koo gis rek muy bëre ñu gis ko muy bëre ñu bëgg a bëre ànd ak moom bëre mais au fond du cœur de Mbaye Gueye xolam li ci nekk ak ce qu'il a fait de bien xam ko jafe na wallaay mën naa yëkkat sama loxo ne am na kilifa yu bëri ci Sénégal yoo xamante ne tey jii kenn xamul ci liñ toog ci wàllu teranga te yàlla ak moom la ay footballkat yëpp nag footballkat basketkat ñi mu yóbbu ñu tukki ji dem yow kenn xamul bon année boobu temps def naa ne boobu temps visa amul. léegi nag bi Mbaye Gueye intéressé woo di supporter GIA léegi day war a bëri sax 6h30 arène sénégalaise mais day xaar ba jour yi ñëw ay match GIA Jaraaf yi ngay jékki-jékki rek gis jour yi ñëw tànku neen sax la ñuy def gàddu seen godaas waaw dañ ko pour gars yi ñëw ñu jóge ñoom Ndofène ak ay Mbaye Fall ak ñëpp ñëw ba mujj gi nag mu commencé di ànd ak équipe bi day dem ba Sierra Leone di seetaani GIA ñooñu nag ñoo développé pour si la règlement bi ñëwee. dama war a gërëm Sénégal gépp su ma dee gërëm Sénégal nag su ma limee rek dinaa gauche waaye nag am na ñu ci mën a seppi lim leen d'abord sa famille ñi bokk ak moom Ñaañi Gay Gànn ak sa famille ñi bokk ak moom Cargaan di ñu sant Njaay ak sa belle famille soxnaam ak njabootu soxnaam ak suñu soxna yi fi ne yëpp ndax bu ñu fàtte nag la famille Guèye famille bu yaatu la macha allah juróom-ñeent bant lañ yu góor juróom-ñeent bant yu góor nag njaboot gi day tasaaroo yaatu fii nag mooy suñu fi ñu toog di wax nii mooy suñu kër famille mooy kër gi nga xamante ne moom lañ doon suñu wéy yu suñu baay di Gànn Guèye Mbaye Gueye nekkoon xalifa bi nekk fii dañ ki nekkoon en construction sax inachevé
far yàlla dogal na moom ndeysaan du ki dëkk wax dëgg yàlla la dernière fois bi ñuy romb fii di jëm sama kër fekk mu ñëwoon dallu si ci kër soxna si seet si xale yi ne ma naa ko jël si ma jël si ko yóbbu mu ne ma taxaw mu woo maçon bi ne ko jàmm man damay tabaski si te bu may tabaski see fii laa dama bëgg a dëkk si jëm na ko bala ngay ñëw fekk mu pare yàlla nam ma ko dogalu ko nag tey jii tabaski si na ci kër soxnaam boobu tabaski si kër soxnaam la ko yàlla wàcce liggéey ci biir néegu soxnaam te mi ngi woon sama kër pendant presque une année nga xam ne kon dellu na ba toog ci biir njabootam doog a dem kilifa gu nekk nag da ngay soxla booy wàññeeku sa njaboot wër la nga wàññeeku moom nag wax dëgg yàlla suturaal na ko ba hôpital ba ñu doon sonn nag fañ daan dugg fañ daan génn yàlla wàññeekoo fa nag yàlla nga ko wàññee ci biir njabootam. damay taxaw benn taxaw bu exceptionnel pour gërëm jabaram di Adja Guèye jabaru Mbaye Guèye bu ñu ko wonoon daanaka doomu Mbaye Guèye la ku nekk xam na ne cosaankat di nga am sax 70 ans am jabar bu am 30 ans mbaa 40 ans jabaru Mbaye Guèye bi tudd Adja Guèye dafa daj ci Mbaye Guèye loo xamante ne man maa koy seede Moustapha Guèye man maa fekke maa def man ak moom ak yàlla ginnaaw bi njaboot gépp sonne nag dañuy beral ci jabaram ji nga xamante ne daj na ci ay coono ku nekk xam ne situation bu Mbaye Guèye nekkoon il faut nga am soxna su la bëgg soxna su am yar am ndey am baay bu la mën a taxawu ba suturaal la nëbbal la si lépp luy ayib ba ko wuy ji àdduna loolu la ñuy wax soxna bari na dama ne 99% des Sénégalais yu ci bari ba ñu may seen jëkkër bu tollee ci diggante bu mel nii dañ koy won ginnaaw wala ñu commencé ko ñekk-ñekkal waaye moom tegguwul tànkam jaay na ci bakkanam ba mu faatoo ci loxoom te sama kër la nekkoon loolu koy defu rëy moo tax ma ne ko Adja dinaa la wax ak yow fii ci Sénégal lu ñëpp di dégg ci digg tànt bi yàlla nag mi ngi dogal na mun ko wax ci ITV en tout cas di gërëm ñëpp bu ma limee benn nit rek day mel damaa suusé sa biñ ci des waaye ba tey mun naa ci seppi le ministre de la santé Diouf Sarr teg si bu rek kitti naag man téléphone Diouf Sarr li mu occupé ci Mbaye Guèye dafa énorme wax dëgg yàlla comme que waxu ko moom tudd ko waaye tudd ko dañ koy gërëm sant ko rek bañ a tudd lu mu ca def ak ñeneen ak mënuñu sax lim bu ñu lim dañuy juum bu ñu lim kenn mais kuy képp sonn ci Mbaye Guèye daj ci moom coono ba mu wuy ju borom ba famille Guèye bi ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla allahumma salli ala sayyidina Muhammad. jërëjëf mbokk yi ginnaaw bi ngeen dégloo seede yu noonu nga xam ne ay njabootam ngoogu toog nga xam ne tey jii ñàkk nañu ku mag tey ñàkk nañu ku rëy tey dégg ngeen njaboot gi ci turu Moustapha Guèye ni mu jeexalee wax ji waaye lu jiitu loolu dégg ngeen ku mel ni Boy Lamb nga xam ne ci lieutenant Mbaye Guèye la bokkoon dégg ngeen champion ba nga daan dégg ci wetam ñu koy wax Mbiita Ndiaye gën ngeen li mu wax ci Mbaye Guèye waaye dégg ngeen Ipo Ngari mi nga xam ne daanaka rakk Mbaye Guèye la woon waajuram uuf ko ci wetam daan ko dénk ay njabootam dégg ngeen li mu wax ci Mbaye Guèye ak jaar-jaar yi ñu wax ci Mbaye Guèye di ko jaar nag Malick Guèye mi nga xam ne mooy xalifa bi tey moom la ñoom Moustapha ñëpp topp ci ginnaawam ñoom Abdou Guèye ak ñoom ñëpp ñoom Assane topp ci ginnaawam nga xam ne Malick ca jamono moo defoon article ba te it ku ne xam ne contribué na ci carrière Mbaye Guèye intellectuellement kon loolu la ñu jëlee ci tànt bi waaye mbokk yi laata loolu boroom xam-xam bi nga xam ne directeur WARC di le professeur Ousmane Sène di directeur WARC lu jiitu loolu livre bi nga xam ne def na ko ci Mbaye Guèye bindoon ko ci Mbaye Guèye te ñun ñii ñëpp ñu bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy personnes ressources yi moom la ñuy dalal nag professeur mu wax ñu nag li taxoon mu préparer livre bi te jotu ñoo ko dédicacé Mbaye Guèye dem ci diggante bi lan lañ ci war a def lu taxoon mu bind ci Mbaye Guèye lu taxoon mu bëgg a wax ci Mbaye Guèye professeur la ñuy da jox kaddu gi nga xam ne mooy professeur Ousmane Sène di directeur WARC fii ci université nga xam ne kon Mbaye Guèye histoire la boo xale yi war a jàng ko ci jaar-jaaram kon ñu bàyyi le professeur Ousmane Sène ñëw nag ci li nga xam ne moo waraloon livre bi nga xam ne bind ko ci Mbaye Guèye mbokk yi ñu bàyyi leen nag le professeur Ousmane Sène mu wax ñu nag diggante mu Mbaye Guèye ak livre bi le temps que ñu koy bind moo ñu war ko dédicacé Mbaye Guèye génn àdduna professeur. Ngañ maa ngi lay nuyu mais nuyu bi nag dafa ànd ak tiis parce que il faut ma jaale la
jaale la koo xam ne ki ñoo ko bokkoon mu doon suñu xarit mais aussi mu bokk foo xam ne fii dafa doon loo xam ne di fulal nañ ko jox nañ ko solo muy làmb ji nit ku baax nit ku am orma nit koo xam ne aussi bokk na ci sénégalais yi nga xam ne dinañ leen fàttale ko te di leen ràññee parce que jaloore bi mu def ci làmb ji ñi ko ci def barewuñu waaye tamit jikkoom ñu bare amuñu ko te ñu ngi koy ut donc loolu daal du tiis la tiis boo xam ne bii aussi dafa ànd ak beneen tiis boo xam ne fii yàgg na fi ata ngi nii kenn munta dem ci làmb ji pratiquement wala soo demee bala ngay toog sax ñu la déedéet dañ génn parce que mbas mi amaat na doole ñaar ñooñu yëpp loo xam ne lii neexuñu lool waaye ñu ngi ñaan yàlla ki nga xam ne jóge na fi yal na ko yàlla xaral àjjana bi gën a kowe li nga xam ne aussi mu ngi fi aussi da doon tiis di rey ay doomu aadama yal na ko fi yàlla jële loolu nag su ko defee man Mbaye Guèye dama am ñaar ci moom am naa fi benn conférence bu rëy a rëy bu ma defoon ak benn organisation bu tudd Sports in Africa mooy sport ci Afrique man à un moment dama toog fii suma bureau wark ma toog di réfléchir ne lan lañ mun a def fii loo xam ne li suma personnel barewul aw ma chercheur yu bare mais lan lañ mën a def pour que yi nga xam ne Afrique moo ko moom ñu dekkal ko bind ci as tuut pour que nit yi xool ko gis ko ba ma commencé dama ne mais naa commencé ci làmb waaw du document yu rëy a rëy li ñuy wax monographie maanaa daal demal seeti nit yi ne leen yéen Mbaye Guèye naka ngeen ko xamee ñu wax la liñ ci wax Mbaye Guèye naka la doon bëree wala ñi nga xam ne ñoo ko doon woyal naka lañ ko doon woyee ak yàlla circonstance loolu yëpp ñu boole ko def ko benn livre moo tax fii maa ngi fi téye benn livre bu ñu tuddee Mbaye Guèye le tigre de Fass xam nga tigre de Fass lañ ko doon tuddee mooy tigru Fass bi mais fi mu ne nag dañ ne de Fass Mbaye Guèye ñu won leen ko ni mel la face le visage Mbaye Guèye ñu won leen ko melokaanam lii moom produire nañ ko ça fait pratiquement 1 an fi mu ne passé na ko sax ba livre bi pare dama dem seeti Mbaye Guèye fële fa mu dëkk Fass Mbao ba ma demee ma jox ko ay exemplaire ne ko lii de yaa ko moom ñi nga xam ne xam nga leen ak say xarit nga jox leen ko ñu garder ko même su fekkee liñ ci bind xam nañ koy pare ñu garder ko souvenir li ñu mën a def nag leen temps boobu Alioune Sarr moo fi nekk ma ne ko dinaa wax ak président Alioune Sarr pour que fii wark ñu defal la fi benn après midi bu am solo ñu ñëw d'abord waxtaan ci liñ bind ci livre bi mais waxtaan ci sa jaar-jaar waxtaan ci làmb ngañ ba may def préparatif yi balaa may pare Covid ñëw ñu demati ba nga xam ne Covid wàññi na dooleem bu baax a baax ma ne lii nag nañ ci jublu troisième vague bi ñëw ba nii ba sànq ba mu demee mais nag je crois que dinañ ko def quand même il faut que suñ toogee ba nga xam ne Sénégal gën na wóor si du point de vue de la santé dinañ organiser fii ñu mel ni ñoom Tafa Gueye ñu mel ni ñoom Manga ñu mel ni yow ñu mel ni président CNG ancien bi ak bu bees bi ñoo ñëpp ñu dajale leen fii wax ci affaire làmb wax surtout ci Mbaye Guèye rendre ko hommage voilà rendre ko hommage wax ci livre bi léegi nag affaire bi ñaar la waroon doon dama ne woon làmb la mais nag làmb am na ñu ko seq Mbaye Guèye sax nee na moom séeréer la waaye dama ne woon après il faut que ma dugal ci ki nga xam ne moo doonoon le premier roi des arènes pour que aussi ñu wax jaar-jaaram buñ ci jógee nag yeneen yi nga xam ne suñu aada ak su cosaan la bu ci nekk ñu def ci livre bu mel nii Mbaye Guèye il paraît que il a failli devenir un footballeur am na sax ku ma dégg démb voilà du ma dégg démb mu ne suñu doon tëdd daf doon jël benn morceau takk ko ci tànkam boppam moom pour que Mbaye Guèye su jógee rek ne football bu ne ko dee toogal alors Mbaye Guèye indi na lu bari ci làmb wala boog li nga xam ne moom la fekkoon ci làmb te muy rafetaayu làmb jekk boote làmb bàyyi na ko fi yàqu ci dara wax naa la ngembam Mbaye Guèye su doon dugg ci làmb mais kooku spectacle la soow mi une partie la soit daf doon jaar foo xam ne fii kenn du ko fa xalaatee par exemple waa Fass am nañ tradition sooy ñëw ci làmb ji doo jaar ci bënt da ngay tëb
loolu ni mu ko doon defee ak ni mu doon animé làmb ji moo tax ma ne làmb ak ngemb gi wax naa la ko ak ngemb gi ngemb bi daf doon rafet parce que ngemb defar ngemb aar la loolu moo tax may wax nit ñi ne nañ toog réfléchir du gis nga ngemb ñi nga xam ne ñooy def sumo wala ngemb sumo mbaa suñ ko waxoo suñ litéri nañ ko nangu sa cër yëpp ci biti pourtant nga nekk ci des milliers de personnes ñu naw la mais sumo yi dañ leen respecté Japon ak tenue boobu nga xam ne ça fait des milliers d'années seen maam yi yoroon ko ba léegi ñu garder ko ñun pourquoi suñ ngemb ni mu rafetee surtout soo xoolee ngembu séeréer ni mel ngemb wolof ngemb soose ngemb balant ngemb tukuleur ak affaire yooyu bari yooyu yuñ ciy dugal ak surtout ces séeréer yi nga def sa benn xaw ma lan lay doon ba pare fii nga def ci ay miroir yeeg yooyu mais làmb sport la waaye du sport rek sport la ak art ak culture làmb li ci nekk dafa bare lool làmb bés bu nekk il faut que géwél yi am rythme yu bees yu ñuy tëgg wala boog mbër yi am fecc yu bees yu ñuy tëgg su fekkee ne sa fecc changé nga ko rythme bi di nga ko changé kon nag dans ces conditions créer nga rythme bu bees créer nga fecc bu bees ak woy yu bees loolu mais c'est l'art non loolu mooy art li ñuy wax art donc il faut que nga mën a fecc te Senghor nee na jànku séeréer bu rafet du ni rek xar kanamam jëmmam mais jànku séeréer bu rafet mooy koo xam ni kii war na mun a fent ay woy yu rafet woy yu neex chaque année pour faram bi nga xam ne mooy champion de lutte ci village bi loolu am na solo donc élément yooyu yëpp c'est le seul sport boo xam ne bi di nga ci gis art di nga ci gis di nga ci gis art di nga ci gis culture di nga ci gis nag dimension sportive la dimension athlétique loolu yëpp bu bokk ko mu riche boo xam ne bi étranger bu ñëw fii soo ko wonee mu waaru yow nga négligé ko ne làmb yëfu xaw ma lan la yëfu barbar lu mu ñàkk a ragal combat su ko amee daf koy préparer dans l'art daf koy jaaral fi mu war a jaaral mais Mbaye Gueye li ma gën a frappé ci moom mooy générosité Mbaye Gueye lépp lu mu am ci làmb ji partagé na bokk na kook ñeneen te kooku am naa ci firnde parce que président Alioune Sarr mos na ma ko wax voilà jikko jooju daal vraiment am na solo leneen li aussi mooy peut-être li mu regretter le fait que yenn yi xew ci làmb ji fi mu ne nga xam ne dëgg-dëgg désordre bi ak violence bi dugg na ci làmb ji regretter na ko lool c'est vrai que sport dafa jege violence lool parce que sport mooy li nga xam ne mooy remplacer guerre su guerre amul xale yi dañ am énergie dañ njaxlaf donc quelque part su fekkee ne xale yi demuñ ci guerre il faut nga créer lu mel ni làmb pour que seen doole yooyu yëpp ñu dugal ko ci ba ñàkk tooy xeeb sport loolu lay jëriñ donc sorewul violence mais am na violence boo xam ne bii rafetul am na bu ma ci mujj gis yow ñu defalal la arène bu bees tàq amuloo looy def lu mooy sees yi nga xam ne mooy sa teraanga nga ñëw di ko buddi di ko sànni yu mel noonu war nañ ko seetaat surtout jeunesse bi Mbaye Gueye daal dëgg-dëgg je crois que taaru làmb wax na ko fii mais du moom rek moo wax na moom am na ñeneen ñoo xam ne ñi aussi témoigné nañ ci moom ñi ko doon woyal témoigné nañ ci moom ñi nga xam ne adversaire am looñu témoigné nañ ci moom je crois que même Alioune Sarr témoigné ci moom parce que Alioune Sarr moo doonoon médecin soignant moo ko doon tàggat ci affaire yooyu yëpp ñooñu yëpp wax nañ fii wax lu baax a baax ci Mbaye Gueye wax lim fonkee woon boppam d'abord fonk làmb bi fonk fi mu dëkk ak waaw ak aussi fàttewul fa mu jógee ca village yo nga xam ne moom nee na ma quelque part au fond moom séeréer la séeréer bu gàll yi doon wolofisé loolu yëpp wax na ko donc livre bi rëyul xam naa ay 70 pages yooyu la mais en tout cas suñu amee jot ngañ
dinañ organiser fii benn après-midi boo xam ne bii waxtaan ci livre bi waxtaan ci Mbaye Guèye rendre hommage Mbaye Guèye xëy na balaay loolu yàlla dina ma may mbas mi wàññeeku tuuti pour que ma delluwaat këram Fass Mbao jaale famille am même su fekkee ne Fass bi ñoom kii Guèye rakam ji Tafa Guèye mun naa leen gis jaale leen aussi wala Tafa sax dinaa ko téléphoné. gis ngeen l'histoire de Mbaye Guèye ak El Hadj Boy Bambara l'histoire de Mbaye Guèye ak Mohamed Ndiaye Robert gis ngeen l'histoire de Mbaye Guèye ak Alioune Fall l'histoire de Mbaye Guèye ak Double Less surtout ni mu amee woon nga xam ne Mbaye Guèye presque contre ñëpp la woon digganteem ak ñoom Papa Diop la doxoon seen i diggante yëpp dégg ngeen ni ko témoin de temps yi indee ak Moustapha Guèye mi nga xam ne moom la légué Sabador bi nga xam ne gis nga moom it la mu wax ci biir njaboot gi ak tamit li nga xam ne mooy seede yi nga xam ne jël nañ ko fii ku mel ni gis ngeen ci image yi El Hadj Birahim Ndiaye yaa ngi koy nii ci image yi moom it nga xam ne mën naa wax lu ne boo yemoon ci moom sax mu wax la lépp ci Mbaye Guèye waaye xam nga loolu ce n'est que partie remise parce que dinañ waxtaanaat ci affaire Mbaye Guèye lu gën a yaatu ku mel ni moom parce que man El Hadj Birahim day koo xam ne ci man dama xam digganteem ak Mbaye Guèye kon loolu yëpp boo ko boolee ak seede yi nga xam ne moom la ñu am yëpp waaye kenn du fàtte Moussa Gningue kenn du ko fàtte digganteem ak Mbaye Guèye lu bari Mbaye Guèye jàngal ko lu bari mu doon ko ci Mbaye Guèye fekke lu bari ba ci dernier combat Mbaye Guèye nga xam ne keroog bii Mbaye Guèye di jox Moustapha Sabador bi Moussa Gningue accompagné Moustapha Guèye bu mu jébbal ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux Sabador bi kooku tamit kenn mënu ko fàtte ñooñu ay émission la yoo xam ne war nañ ko defaat après kon defe naa ne pour témoigner Mbaye Guèye mënul yem ci benn émission ay émission la parce que ñi fi nekkal ñi ngi fi ku mel ni xam nga tey El Hadj Maam Gorgui nga xam ne tey mooy magi mbër yëpp nga xam ne magi Sénégal yi ñuy ñaan yàlla guddal fanam El Hadj Maam Gorgui ku ne xamoon na ne magi mooy daan kilifay Mbaye Guèye ay Boy Naar Fall Papa Touré ndem si yàlla xam nga ndeysaan di jaal nag magi làmb yëpp nga xam ne ci weer wii ci la ñu dem ku mel ni Sa Kajoor ñu ngi koy jaal ay mbokkam ku mel ni assurance Malick Diop ñu ngi koy jaal ay mbokkam Papa Touré ca weer yële ñoom ñëpp nga xam ne ci làmb ji la ñu woon ak ña leen jiitoog ñoom ñëpp xel dem na ci ndeysaan góor gi Habib Guèye xel dem na ci ku mel ni Jacques Sow ci ay jamono xel dem na ci ku mel ni ménager yu mag yi nga xam ne alaaji Papa Mbaye alaaji Dame Mbaye ku mel ni mbër mi nga xam ne mooy Fagade nga xam ne génération Mbaye Guèye la woon dégg ngeen ñooñu ñëpp tey ñu ngi leen di siyaar di leen jaal ñoom it ñi demit ñi leen di ñaanal yàlla xaare leen aljanna yàlla dajale leen nag Seydina Mouhamad ñu ngi leen di ñaanal ñun ñëpp maa noon nag ceeg Mamadou Diouf mi nga xam ne liggéey bi dem ak léegi mi ngi ci moom it ak Sidi Bara nga xam ne moo yor caméra bi nga xam ne boobu ak léegi ñi ngi ci liggéey bi nga xam ne tey kan nañ doon rendre hommage le tigre de Fass Mbaye Guèye mi nga xam ne jaar-jaaram ci làmb kenn waxatu ko ci Sénégal ñëpp nga xam ne république bi yëpp ñoo ko mititlu ba pare jaal ko jàppale ko njaboot gi ni ko Moustapha Guèye waxee mbokk yi foofu la ñuy tàggu ak yéen di ñaan yàlla dolli jàmm ci réew mi yàlla dolli sutura ci réew mi yàlla dolli xéewal ci réew mi ci barke Seydina Mouhamad ITV daal ci turu ki nga xam ne mooy le directeur général Mamadou Ibra Kane ci turu personnel bi yëpp ñi ngi jaal njabootu Mbaye Guèye di jaal Sénégal di jaal monde lamb di ko jaal le président Alioune Sarr parce que ku ne xam ne le président Alioune Sarr moo doon docteuru Mbaye Guèye il était son médecin kon moom it ñu ngi ko koy jaal di ko jaal ki nga xam ne tey mooy président CNG di Bira Sène ñu ngi ko koy jaal moom it di ko jaal mbokk yëpp wa asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Alaaji Ngagne Diagne àndoon ak Mamadou Diouf fii nga xam ne mooy place publique bi nga xam ne République du Sénégal commune Diamaguène Sicap Mbao tuddee ko Ababacar Mbaye Guèye ñu inauguré ko maire bi Ndofène Fall Coumba Ndofène Fall inauguré ko le 1er avril 2021 xam nga ne lii place bi tey ndeysaan ci dundu Mbaye Guèye la waaye booba feebar bi sonal na ko ñoom it ñu jël place bi tuddee ko mooy place bii nga xam ne suma caméraman dina leen ko wan ba mu jeex nga xam ne mi ngi fii ci angalu Fass Mbao bi
booy jëm kër Mbaye Guèye rek ci angle bi moom la ñu dagg muy angle bu rëy di xàll woo xam ne ñu tuddee ko Mbaye Guèye nit ñi mën fee di féexlu mën fi di ñëw di kii champion baa ngi nii yal na ko yàlla yërëm dem na ba faw yal na yàlla taxawu ko ca barzaq taxawu njabootam loolu lañ leen doon tàggoo mbokk yi wa asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. li ko dalee Ndar géej jëm Ndakaaru jël Jóob jàppa Kawlax ndangaan ba Ndakaaru jël Jóob dan fi am cagin dafa yambul ndakoon ma dem cagin ndax li ma fi def bari na ndax ma limal leen ngañ ma limal leen sa njàmbur mi ñuy soow kooku maa ko siif Biram Sàmb bari ñi géej maa ko nax daan Papa Kan sa caaroy kooku maa ko siif liet naa ba Robert Diouf maa ko nax daan sa njàmbur mi ñuy soow kooku ñeenti yoon jël bul ko min galan jël ñun duñu ko min bëre cëm bur yàllaay maye jël su la yàlla maye sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor